Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili li ci gën a fës ci bopp douane Pape Ousmane Gueye xëy na jox lenge yi Oumar Diallo moom njiit lu bees li kon wax ak kilifa yu douane ni na ku nekk jël say responsabilité ku ca ne la nga war a def rek nañu la ca fekk suuf si ñuy kon séddale ci na mu leen neexee kuréelu ko baykat yi ak société civile ñu ngi koy naqarlu ne nañu ba waxtu wi problème bi réglé wul ci ndaje mu ñu doon amal fële ca Thiès yeesali ñu war a indil ci foncier bi la ñu bëgg ñu jëfee ko ca na mu gën a gaawee bindikat yi ci Afrique booloo loole nag gis nañu ni bu boobaa dana doon ngëneel ñi ngi ko xamle ci bisub tey bi àdduna bi jagleel écrivain africain ñu ko doon màggal ci teewaay ko ministre de la culture ndaje moomee nañu ko defee Fatou Kiné Deme danañu ko nittali ca kanam tuuti danañu àggit ca Touba ci njaxtalu xibaar yi ak journal du Magal ponk yaa nga kon mbokk yi ni stuut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias Oumar Diallo nekk léegi ci boppu direction générale bu douane daal dina jël leng yi ci kon ka fa nekkoon ki mu wuutu nag mu di Pape Ousmane Gueye ca ndaje ma moom njiit lu bees li wax na ak yeneen kilifa ci wàllu ko douane ku ci ne jël sa responsabilité bañ a taxaw xaar lépp kon ci moom njiit li du koo xamante ne nag ku bees la ca douane fanweeri at ak juróom ma nga woon ca administration douanière Cheikh Tidiane Dione. Oumar Diallo nekk douanier bu à la retraite ñu tabb ko bees ci direction générale de la douane moom nag mu daal di fay wutu kii di Pape Ousmane Gueye inspecteur général d'état bi mu jamono ji nag moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum douane fii nii si réew mi Oumar Diallo gis ne yan bu diis la. te li ma gëm mooy chef suñ ko joxee responsabilité war na ko motal. warul daw responsabilité bu ñu wekk lépp ci mbaggu directeur général douane moo war a sanctionné wala moo war a récompenser sanction dafa am sanction positive ak sanction négative ku def lu ñu war a ràññee te ñu war la citer war la sanctionné positivement nañ ko def ku def lu dul noonu lañ la tegaat ci yoon woon la fi nga war a aw. directeur général sortant bi moom gis ne ki nga xam ne nag moom moo ko daal di wuti nekk na nit koo xam ne métier mi xam na ko ndax Oumar Diallo moom mooy nit ki ñu teg. ca place bi mu yellool. Permettez-moi en ce moment aussi solennel en ce qu'il consacre de. ndaje tey bi nag mu ngi boole képp koo xamante ne douanier la ci noonee nag ci lay sàkku daal ñu dalal ki nga xam ne moom mooy directeur général bu douane ne ko da dal jàmm ki nga xam ne nag moom mooy inspecteur général d'état bii di Oumar Diallo nekkul ku bees fii ci njaboot gi la bokk kon dafa dellu si waat si këram. car en votre qualité d'inspecteur des douanes de classe exceptionnelle, vous avez eu à exercer par le passé d'importantes responsabilités. jamono ji Oumar Diallo mi nga xam ne nag moom moo daal di jiite lii di douane bu Sénégal nee na moom lii di transparence ci opération douanière yi nekk na loo xam ne yitteel na ko
waaye tamit leen loo xam ne tamit ñor na ko bokk na ci lii di commandement rigoureux rawatina ci douane bi Omar Diallo moom di ci yokk ne lii di discipline ci hiérarchie bi nekk na loo xam ne da ko soxal lool. Cheikh Tidiane Dione leneen mu di kon ndaje meneen ci wàllu indépendance magistrature ak technologie la ñu doon waxtaanee solo si mu am ci ëllëgug yoon mu di kon ndaje mu ñu sumb fii ci Ndakaaru conseil magistrature judiciaire ñoom ñoo ca kon nekkoon lël bi ñaari fan la ñu ko fas yéene amal lan mooy doon njeexital li Fatou Bintou Konté. dañu seetlu ne nouvelle technologie dafa dugg bu baax ci li nga xam ne moom mooy secteur judiciaire bi ba tax ni pays yi nga xam ne ñoom ñoo bokk langue bi nga xam ne moo di français ñu di ko wax les pays de la francophonie ñu fas yéene ci gëstu ba tax ni benn colloque bu mag moo am fii ci Ndakaaru ñu di ci wax ci li nga xam ne moom mooy indépendance justice ak nouvelle technologie ndax bu ñu seetloo réseaux sociaux yi jamono ji mi ngi dugg bu baax ci li ñuy wax indépendance de la justice. Le présent colloque bi nga xamante ni ñeel na waxtaane li ñeel wàllum indépendance magistrat yi loolee des koy xalaat ngir ëllëg ndax boo seetee seen i jafe-jafe jamono ji bokk na ci xarala yu yees yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo liées à l'utilisation des nouvelles waaye technologies ci magistrat yi de loolu l'information et de la communication des nay xoolaat dans l'administration de la justice en général ndax tamit li ñu et duppee par réseaux les sociaux yi magistrats des en na mi ngi particulier gàllankoor au seen regard i de liggéey leur bu baax a statut baax et des risques potentiels encourus, notamment sur les réseaux sociaux. ba tax ni ndaje bi nga xam ne moom la ñuy teg fii ci Ndakaaru dina tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di juge yi ñu gëstuwaat bu baax li nga xam ne moom moo di nouvelle technologie yi ci seen métier bile. Nous sommes une fois de plus ñu réunis. ngi waat fii daje ci diwaanu Dakar ngir waxtaani li ñeel wàllum garantie ya nga xamante nit des nañu koy xamal ñii di citoyen bi waaye tamit xool ana nan lañ leen aare ci menaces ya nga xamante nit ñoo ngi koy teg ci ñii di magistrat yi jamono ci ndax lii di xarala yu yees yi ñoom deful leen en général lu dul na saxal seeni liggéey monsieur le président ni nga ko waxee rek responsabilité di bu magistrat bi ñu gën ko duppee li nga xamante nit moo di jukkoom nekk na loo xamante ni te luy aar lii di ay valeur am la naam tamit mën na sax dem ba na saxal la nga xamante nit moo di liggéeyam bu génnee itam ci biti. Peuvent engendrer. ki nga xam ne moom mooy ministre de la justice di garde des sceaux moom jàpp na ni faaw nag bu ñu bëggee taxawal li ñuy wax état de droit lii nga xam ne moom mooy pays francophonie ñu sëggaat bu baax ci li nga xam ne moom mooy nouvelle technologie yi nga xam ne jamono ji fu ne ma nga fa. ñu gis ne léegi droit ak justice nouvelle technologie de l'information et de la communication yi daf koy influencer parce que léegi da ngay gis réseaux sociaux yi dañu développé dañuy wax yu bari ci réseaux sociaux yi dafa am léegi ay cybercriminalité dañuy def terrorisme à partir de internet loolu yëpp nag dafa nekk ay thèmes yoo xamante ni droit daf ko war topp droit daf ci war xalaat droit dafa war a sécréter dégager ay solutions yoo xamante ni ñooy solutions yu appropriées loolu nag dëkk bu nekk daf ci am expérience. xam nañ bu baax ni ngir indépendance justice am faaw nouvelle technologie nag dugal ci loxoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy 18 pays francophonie nekk fii ci Ndakaaru nag giiru ñaari fan dañoo fas yéene nag gëstuwaat bu baax li nga xam ne moom moo di TIC yi nga xam ne jamono ji képp ku ne yaa ngi ciy wax pour ñu mun ci apporter ay réponses ci questionnement yu bëri yu jëm ci wàllum justice. del soit ci accident bu démb bi foofee nag ca Louga la xewe woon ñu jàpp ni ba jamono ji ñetti néew ñoo xamante ni daal duñu ay gone ña nga ca l'hôpital bu morgue bu l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye gouverneur ba ca boppam moom moo ko xamle moom Alioune Badara Mbeng di sàkku daal ci askan wi rawatina boori Ndar jàpp Richard Toll képp koo xamante ni sa mbokk tàgg woon na la dem Touba te amoo ci benn nouvelle boobaak léegi nga jéem a jokkoo ak moom xool ba xam ndax bu ñu sañoon xam kon néew yooyee seen i mbokk ba ñu mën leen jël si nee nañ daal ñu fexe kon jéem a jokkoo ak ñañu ca jotul la ci wàllug wérgu yaram ak lël boo xamante ni amal nañ ko fii ci Ndakaaru li ñu yittewoo ci wàllug santé moom lañ doon waxtaanee spécialiste yi la ñu gis moo di secteur privé ak public bi dañu war a gën a booloo xoolit koppar yi ñuy def ci wàllu wérgu yaram nu ñu ko mën a yokkee docteur Ardo Boubaba moom mooy président alliance secteur privé wax na ci ak Maymouna Ndiaye. li ñu ciy xalaat mooy partenariat public privé maanaam naka la secteur privé ak secteur public di fexe ba ànd pour mun a jàppale état bi
mu mun a faj sénégalais yi ak africains yi ak fépp fu ñu munti doon parce que paj mi dafa jafe am na ñoo xam ne dañoo sori fa ñu nekk amul xëy na fu ñu fajoo wala garab yi du fa yegg si am na ñoo xam ne tamit dañoo néew doole bëgg nañu faju waaye amuñu loo xam ne dinañ ko mun a fayee te privé baa ngi fi ñuy seet ñun naka la ñuy fexe ba loolu am. bu fekkente ne soxla nga xaalis nga war a dem wuti ko banque wala feneen mu jafe la ngay dembale day wàññeeku moo tax ñu mun wax financement te financement bi du financement rek ñun la ñu soxla boo déggee financement ci santé am na ñoo xam ne dañuy taxawal ay clinique wala ay hôpital wala ay cabinet waaye financement tamit mooy ñi nga xam ne soxla nañu ñu faj leen te ñu wut financement bu leen mën a faj. wàllug suuf ak ni ñu koy séddalee kuréel yëmb baykat yi société civile ak ay spécialiste ci wàllu foncier la ñu gis moo di ni coow li mi ngi fi ba tey jii te nag jot na ñu réglé ko ci ndaje mu ñu doon amal fële ca Thiès ne nañ ni ñu ko akimoo loolee gënalu leen ba tax na nguur gi yeesal yi mu ci naka indi la ñu bëgg mu jëfee ko ca na mu gën a gaawee Cheikh Anta Diop. ay ndaw yoo xamante ni ñoom ñoo toogal ay kuréel yëngu ci wàllu mbay mi ay ñu seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na lool lu jëm ci wàllu suuf waa société civile ñaari fan ñu nekk fii ci diwaanu Thiès ngir càmbar ak waxtaane lu jëm ci wàllu réforme foncière bi nga xamante ne nee nañ de yéex na lool ci ñu fësal ko jamono yi ba léegi coowal suuf lëmbe réewum Sénégal nee nañ mënatuñ koo seetaan. document bi nga xam ne mooy document politique foncière validé nañ ko. partie prenante yi si bokkoon yëpp validé nañ ko ñu ngi ko validé 17 octobre 2016 waaye gannaaw bu ñu ko validé teg nañ ko si loxo nguur gi le 7 avril 2017 waaye nag li ñu ràññee mooy bi ñu ko joxee nguur gi ak léegi daal mu ngi ni tekk kon président de la république de document baa ngi si moom. jamono yi nag njàqare gu tar nag nekk ci bopp ñi nga xam ne ñooy baykat yi ak ñi nga xamante ni dañoo am ay suuf doon ko jëfandikoo tax na nag ñi ngi sàkku ci njiitu réew mi mu àddu ci lu jëm nag ci wàllu commission nationale réforme foncière bi nga xam ne dañ koo taboon waaye sax ñoom nee nañ nguur gi war na cee taxaw. na mu defee woon décret pour fal commission la defaat décret pour dindi commission bi décret boobu 16 mai 2017 léegi nag loolu indi na jiixi jaaxa ndax li ñu jàppoon mooy commission ba. liggéeyam dafa waroon des la tax nag ñu jël décret teggi ka fa xol yi daal jaxasoo nañu xel yi jaxasoo nañu liggéey bi am nañu njort mu naas xaay léegi nag noo ngi ñaan président bi mu fexe ba loolu ñu bindoon ba jox ko mu yëngalaat ko topp ko na mu ko war a toppe ba fën ko séentu woon nu àgg fa. ñoom seen kàddu nee nañ rangaayu nañ taxaw xeex ngir coppite ak yees lu jëm ci wàllu suuf si ñu gën koo fësal ci réew mi nee nañ duñu dellu ginnaaw ci seenam xeex te ñi ngi sàkku ci nguur gi mu àddu seeni mébét. Cheikh Anta Diop nee nañ ci ndorteelu xibaar yi bisub tey jii moom la ñu jagleel bindkat yi Afrique yi màggal nañu ko nag ci ndaje moo xamante ni xëyee nañu ko la ñu gis moo di ci dendub Afrique dañu war a booloo bu boobaa ngëneel lay doon Fatou Kiné Dem moo ñu teewloon ci ndaje ma. Monsieur le Président. bu dee réewi Afrique yi doon benn faaw ñu tabax mën nañu jàpp ni littérature mooy ciment ba loolu rek di wane ni ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee homme de lettres ñu am solo lañu. ndax jamonoy indépendance gis nañu seenub liggéey kon tey luy boole Afrique kenn waru leen caa seppi. Quand les pays africains ont été à l'indépendance, il y a eu une multitude de nationalités en Afrique. mën nañ wax ni réewi Afrique yi ci jamonoy indépendance ñi nga xamante ni ñoo doon yëngu ci wàllug littérature def nañ ci liggéey bu am solo ndax ñoom kat ñoom ñoo doon xeex mën nañ ne ci jamono yooyu xeex colonisation xeex ba indépendance am ñun tamit tey ñun ñoo war a taxaw rek ñun écrivains yi ci luy boole réewi Afrique yi. Nous les écrivains, nous nous inscrivons aussi dans la bataille pour l'unité de l'Afrique. Nous disons la littérature ciment de l'unité africaine. bis bi ñu jagleel nag bindkat bi ci Afrique tax na ba ñi nga xamante ne nii nag ay mag lañu ñuy ñaax rek ndaw ñi nga xamante ne nii ñooy doog a dugg ci métier mi. Nous sommes en Afrique et les Africains n'aiment pas. li ci gën a métti fii ci Afrique mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy bind rawatina nag xale yi du ñu nangu rek ñu leen di critiquer te critique dafa am solo ndax boo xoolee lépp lu waaye di def ci ndoxteel li faw mu am loo xamante ni nag war nga kaa dooleel kon bokk nañu nangu ñu leen di critiquer ndax ñun ñii di wax ak yéen ci la ñu jaar. Passé par là, hein. bu weesoo nag littérature ñu ne sax caada bokk na ci liy boole réewi Afrique yi ndax léeg-léeg kat gis-gis dana wute ndax politique ñu ne nag loolu ngir mu sotti faaw itam ñu jël ay matuwaay yu am solo.
prévoir nañ ci tabax ci li ñuy wax ay complexes culturels régionaux mooy complexe yoo xam ne lépp loo xam ne dafay suqali culture di ko jëmale kanam dañ ko fa def président ci budget bi ñu nekk jël na ñeenti milliards ak juróom-benn téeméeri millions ak fukki millions ak benn jàppale ko li nga xam ne mooy livre cinéma culture urbaine artistes yi ak lépp li nga xam ne lii mu ngi jëm ci affaire u xarala daanaka 5 milliards la ci dugal te loolu bokkul ak yeneen 5 milliards yi nga xam ne mu ngi ci suma budget ñu war ko jagleel li nga xam ne mooy centre culturel religieux yi. bu weesoo loolu nag li ñu duppee collecte patrimoine national ñu ne faaw ñu dekkalaat ko ndax président poète Léopold Sédar Senghor moo ko dooroon ci atum 1968 jàpp 1980 bu weesoo loolu nag ndaje yu ni mel ñoom écrivain yi dañ ko war a gën a dooleel ndax mooy mën a tax sax ponk yu soxal Afrique lool ñu gën leen a mën a waxtaanee. ngook ñu gërëm ko bu baax Fatou Kiné Deme fii nag la ñuy taxawani ci xibaar yi tukki Ndakaaru ndax dañuy daal di wutali Touba fekk fa équipe bi nga xamante ni kon yabal nañu leen fa mu soxal màggal gi soxna Fatou maa ngi lay nuyu di la ziar waa Touba yëpp. maa ngi lay fay Ngone Ngom di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média naka noonu itam delloo ziar ni ñu koy waxee équipe bu télévision Futur Média. maa ngook bisimilah ci xibaar yi Touba yi. xibaari Touba yi Ngoné ak la ca gën a fës muy accident yi fi mu ne nii li mu ñu faatu yokku na ñu ngi ci ñeent fukki doomi aadama yu ñàkkagum seen bakkan lu toll nag ci accident yooyu le bi ñu ko xaymaa ëpp na téeméer ak fukk ak ñeent accident yi nag Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké ñaawlu na ko ñaanal ñi nga xam ne itam ñoom ñooy njaboot yi dawalkat yi itam am na luñ ci yëkki ni ay kàddu la ñu wax rek nee ñu daal ñàkk yar gi bokk na ci li ko waral sunu ganuk xibaaru digg ba ca ngoon gi ngeen baal ma muy xibaaru màggal gi di commandant Cheikh Tine commandant maa ngi lay nuyu. mu ngoog ma nga brigade nationale des sapeurs pompiers xam ngeen ne ñoom lu jëm ci intervention yi moo xam accident moo xam lakk ak yu ni mel ñoom ñoo koy toppatoo ci dëkku ci Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ku ne màggal itam wax bernde ya bokk na ca mburu moomee bulañ saya nee ñu lim bi dina mat ci kattanu yàlla lépp lu ci taalibe yi soxla daañu leen ko jox ndaxte liggéey nañ ci lu am solo dellu siwaat nañ itam ci ni ñuy dundee xam ngeen ne itam màggal gi dafa daje ak poussière bu bëri daanaka ko romb ci mbedd mi ma nga takku masque asthmatique yi nag docteur ba la muy sàkku ci ñoom rek ne ñu moytu poussière boobee ak ngelaw la di takk masque tey naan seeni garab mbokk yi ponk yaagoog ngeen taaxee lu ñu faram fàcce jërëjëf mbokk yi xibaaru màggal gi dañ koy doore ak ni ñu ko waxee accident yu metti ñoom ñoo am fi nga xamante ne si moom mooy ci yoonu Touba bi lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñett ci ay intervention mu mel ni téeméer ak fukk ak ñeent ci ay accident de circulation lu toll nag ci lakk yi ñu ngi ko lim ci juróom-ñaar waaye li ci metti ci mbir mi mooy bakkan ya ca rot bari na lim ba ñu ngi koy xayma fi mu ne nii ci ñeent fukki ci ay doomu aadama yu ñàkk seeni bakkan loolu nag dañ cee am xibaar ci màggal gi muy commandant Cheikh Tine moom commandant ma ngi lay nuyuwaat. may fàttali rek ne yow yaa ngi ca brigade nationale des sapeurs pompiers accident yi màggal gi dañ koo dëkkmal muy ëllëg ci kattanu yàlla ñeent fukk ci lim ci bakkan yu des buñ ko xoolee bëri na mu mel ni bilan bu mel ni gëj naa am. waaw boo koy seet at yi ñu weesu yëpp bilan bi daawul egsi fii waaye édition bi moom gis nañ ne wax dëgg yàlla bilan bi xaw na doy waar
li ko gën a accentuer nag mooy accident bi ñu nemmeeku démb. te ñu amoon ci ñaar fukk ak juróom yu ñàkk seen bakkan. ñaar fukk ak juróom yu ñàkk seen bakkan mu mel ne itam nee ñu maanaam ñi ci lor woon bari na bi ñu ko xaymaa daanaka mi ngi woon ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent loolu nag itam ñi nga xamante ne si ñoom ngeen ci dimbali bëri na maanaam blessé yi itam bari na kon mu mel ni sapeur pompier am na ci taxawaay bu rafet. waaw am nañ ci taxawaay bu rafet balaa may wax ci bilan bi ma wax un peu. ci organisation bi. ndax bi màggal gi dëgmal am na liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko. muy ci wàllu prévention. ñëw def ci ay visite ci ay lieux. mooy dispositif bi. daal di nemmeeku bërëb yi nga xam ni alors moom la ñu war a jàpp pour mën a aar nit ñi. biñ ci paree ci loolu nag wut nañu dispositif boo xam ne divisé nañ ko ñaari pàcc bi ci jëkk bi mooy. ambulance yeeg nit ñi nga xam ni ñooy taxaw ci yoon yi pour aar ñëpp ñi nga xam dañoo war a jëm si Touba. ñaareel bi mooy biir Touba fépp foo xam ne dañ fay toggee fépp foo xam ne day bëri nit ak ñu fay def ay exposition loolu aussi def nañ fa ay dispositif mu mel ni loolu yëpp boo ko seetee am nekk na liggéey bu am solo boo xam ne matériel bu bëri bu tolli ci juróom-ñetti fukk engin ak ambulance ñoo ko accompagné. bu weesoo itam accident yi am na niñ fi nemmeeku mu mel ni incendie lakk yeeg yooyu mu mel ne ñu ngi ciy xëy ba ci juróom-ñaar. waaw seen taxawaay gaawaay bi isom dina sauver doomu aadama yi. waaw parce que fépp foo xam ne nii comme ni ma la ko waxee nii rek jàpp nañ lakk mën na fa déparé teg nañ fa oto boo xam ne nii bu jëyee ji amee oto bi dem rapidement fay ko ñëwaat. booy seet lakk yi ñu am du lakk yu am solo ndax rapidité bi nit ñi ñëwee fay ko moo tax kenn déggu ko sax. liñ ci gën a nemmeeku daal mooy accident yi moo doy waar. accident yi ndax fii ma lay waxee nii ñoo ngi ci. 40 téeméer ak fanweer ak ñett intervention ci biir téeméer ak fanweer ak ñett yooyu maanaam accident yi occupé nañ ci place bu am doole ndax téeméer la ak fukk ak ñeent ci biir téeméer fukk yi ak ñeent yi mel na ni ñeenti téeméer ak lu ko topp doon nañu ay blessé ci biir blessé yooyu nag malheureusement perte nañ ci ñeen fukk ñuy profité fii di leen jaal seen i waajur yi nga xam ni vraiment impliqué nañ ci biir. mon commandant liggéey bi des na ndax màggal gi moom accès buñ ci amaana sax ñu ngi ci jamonoy màggal mais ëllëg lañ ko jàpp ba tey nit ñaa ngi bàyyeekoo ci gox yeeg ci gox-goxaat yi di jubal si ci dëkk bu sell bi ndax dispositif matuwaay yi des. jël ngeen ko ndax fi mu ne nii amaana xaaruñu woon 40 morts yi. waaw xaaruñu ko woon waaye xam nga il y a pas de risque zéro. alors dispositif bi mi ngi fii. day law di continuer ba màggal gi jeex ba nit ñëpp génn Touba ba jeex ñu door a lever dispositif bi. même suñ ko lever quand sapeur pompier bu Touba ngi fi dañ ko wàccal ay jumtukaay yoo xam ne dina toog surveiller xool ba nga xam ne daal leer nañu ni risque majeur bi dindi nañ ko daal. moom commandant ëllëg itam yam ak màggal gis nañ branchement yi day bari ci mel ne tente yi ak fu nekk léeg-léeg affaire yi am ay jafe-jafe yu ni mel ndax itam foofu jël ngeen ay matukaay yu mat ba nga xamante ne si ndax ku ne màggal itam ne toog kuréel jàng ak yu ni mel xam nga foofu day bari mbooloo ak yu demee noonu. waaw wax nga dëgg ndax branchement yi moom bari na te souvent événement yi bu amee nit ñi duñu am temps demander compteur dañuy jël ay lu ñuy wax càpp nga baal ma ci kàddu gi. loolu aussi sóoraale nañ ko ndax def nañ ci sensibilisation bu am solo. yee nañ ci nit ñi wax leen ni danger yi loolu mën a am. waaye yemuñu foofu dañoo gis ni fépp foo xam ne ni war na am conférence war na rassembler ay jàng lu ne lool. def nañ fa ay gradé ak sapeur ak oto boo xam ne nii doon na oto bu mën a fay lakk ak oto ambulance boo xam ne nii ku ci loru mën na la jël sauver la transporter la. mu ngoog bu weesoo dispositif yi ak bilan bi rek lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tali bi fas yéenee ñëw ndax ñoom ak yéen tamit ñooy liggéey. waaw li ñu leen wax avant màggal gi. ak bu màggal gi ak après màggal loolu lañ leen wax rek mooy nit ñi nañu am prudence rek ndax sensibilisation moom day continuer donc nit ñi ngi leen laaj ñu def ndànk dal ndànk su ko defee ñibbi waat ci jàmm. commandant Cheikh Tine ma lay sant di la gërëm. jërëjëf soxna si. bàyyi la ci kanam tuuti ak Chérif Dia nga dellu si waat ci li nga xamante ne si moom mooy waxtaan wi ñu fàttali xibaar bi muy autis lu toll ci ñeent fukk ci ay doomu aadama ñàkk gum nañ seen bakkan loolee la ñu mën a wax ndax mu mel ni ay accident yu baree bari moo am ren jile yooyu accident Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké ñaawlu na ko ba fa ñaawlu yam moom yor kaddu xalif général des Mourides mi ngi sàkku ci chauffeur si nag ñu gën a daw ndànk dal ndànk mu jaare ci occasion bi rek daal di jaale ñi nga xam ne ñoom la seen ko njaboot loru ci bile accident ñu teewlu Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké. naqarlu lool ak di mettitlu tey delluwaat ci suñu borom rek ni mu ko santaane kon tiis yi li muy rëy rëy lépp nañ ko delluwaat suñu borom ñii fi bàyyi ko woon seeni kër ngir màggal si Tuubaa suñu borom moom leen ci yoon wi
ñu ñaan suñu borom yàlla suñu borom jéggal leen li ñëpp yéen woon mooy ñu agsi màggal si ba delluwaat ci jàmm waaye nañ xam ne seenu màggal àgg na seen yéene àgg na nañ xam ne itam ci jihaad lañ nekkoon te nañ jàpp seen bopp shahid naqarlu lool ak di mettitlu tey delluwaat ci suñu borom rek nu mu ko santaane kon tiis yi li muy rëy rëy lépp nañ ko delluwaat suñu borom ñii fi bàyyi ko woon seeni kër ngir màggal si Tuubaa suñu borom moom leen ci yoon wi ñu ñaan suñu borom yàlla suñu borom jéggal leen li ñëpp yéen woon mooy ñu agsi màggal si ba delluwaat ci jàmm waaye nañ xam ne seenu màggal àgg na seen yéene àgg na nañ xam ne itam ci jihaad lañ nekkoon te nañ jàpp seen bopp shahid kon ne ñëpp xam ne ñooy tàbbi nañu àjjana yàlla suñu borom xaari na àjjana te dajale leen Sëriñ Tuubaa te suñu borom woyofal ko yi nag woyofal ko ci seeni bokk woyofal ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi tey ñaari itam li ci kanam nit ñi gën a ànd ko dal gën a ànd ko tey safoor si bay yàkkamti fexe ba xam ne nit mënta jëfandikoo lu du wërsëgam te ku jukku ne li lay yëkkati rek mooy agsi Tuubaa siyaare si sëriñ bi màggal si delluwaat ci jàmm kon nañ ànd ko dal te ñaan suñu borom gën a woyofal accident yi ba mu gën a woyof. gannaaw sëriñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké chauffeur si itam joxe nañ ci seen i kàddu ñoom ñëpp itam ñaawlu nañ ko masawu njaboot gi waaye li ñu teg rek ne ñu accident yi bokk na ca la ko waral ñàkki teggin gi ak def li la neex ci yoon wi ñu sàkkuwaat ci mbokki dawalkat yi rek naka la ñuy xool daamar yi laata ñu koy teg ci yoon wi di ci sëf ay nit mel ne ku yàbbi bàyyi ma wala leneen pafaxa ñi ngi lañ ciy àndal. jaaduwul ñaar fukk ak ñeenti nit ñàkk seen bakkan ci benn accident. chauffeur yi jàpp ne ñàkk bu yar seeni naataangoo yi la ci kaw tëli bi. wax dëgg yàlla moom ñàkk yar si la bokk moom ñàkk yar moom si la bokk moom buñ ko tegoon si yoon rek yàlla mën nañu defal ndimbal ba kenn du loru. am na si moo xam ne moom ñoom xaalis bi moom moo leen ay jiital ba dootuñ xam sax lu ñuy def parce que ñu ngi yàkkamti ñëw wàccee delluwaat. bu dee sax tëli bi dafa métti lool waaye ci voyage yi faaw nga am ñaari chauffeur. bu dee ñaari chauffeur nga am kenn ki bu sonnee kenn ki mën na ko yaaw mais bu dee benn moom bu sonnee na gaare rek xam ne daa sonn parce que mën naay forcer beneen tolof fekk ko si. waaw loolu moom triste na moom kaay may wax suma mbokki driver yi su mbokki chauffeur mi Sénégal ak Gambie képp ku ci daw ku nekk wala lekk war nga mën a bàyyi sa xel xam na ne adduna moom waaw Serigne Touba nag moom jar na lu ne waaye adduna daan ndànk rek. xat na trop fa nga teggi kañ moom suuf seex fu nekk ngay jaar des fois nga càng gaay puus métti na moom mais nag Sëriñ Tuubaa jar na ko. ngir accident yi faat nit ñi ñu wàññi ko faaw oto yi ñu leen di xool balaa ñoo dem ci màggal wala leneen lu mun a doon. waaw suñu oto yi moom dañ leen a xool bu baax képp ki ci daw sa oto balaa ngay départ fu nekk war nga dem si garage mécanicien mu maintenant sax xool daal la fekkee dogalu yàlla nag dëgg la fu nekk lay génnee. jëye ju rëy ji am ca sagata loolu war naa tax chauffeur yi def seen xel bu baax a baax ne danoo war a daw ndànk ngir dal ndànk ba benn accident du am. Fafara jërëjëf ni leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi lu aju nag ci li nga xamante ne si moom mooy mburu mi ak nees ko waxee woon newoon nañu lim bi dina takku maanaam liñ ci soxla ci bernde yi dina mat sëkk du sunuy kàddu ñu ko xamle mooy ñuy defar mburu mi ak lu ni mel ci noonee Amadou Gueye la ñuy teewlu ay kàddoom Ibrahima Kane moo ko taataan ànd ci ak ñi nga xamante ne si ñoom ñooy groupe bu télévision Futurs Médias di Mbaye Diouf. nañ ci kër sëñ Mamour Mbacké Mourtada ci lañ ñëwoon doon waxtaan ak moom ci tolluwaayu boulanger yi ci Sénégal ba nga xamante ne bii ne li nga xam danañ ko dégg fan yeeku néew ñu mën a fexe ba màggalu Tuubaa gi mburu mi mën a doy ak yeneen programme yu ñu ci mën a jëpp dëgg la na am nag ay rëng-rëng am na ci secteur bi waaye nag ñi ngi ñaan yàlla màggal gi moom kenn du xam ne amoon nañ li benn sikki sàkk ci mburu mi dana doy nam ko daan amee bu yokku du wàññeeku. ku ne màggalu Touba itam wax li nga xamante ne si moom mooy poussière bi ndax ren ji dafa tombé ak ngelaw ba tax na mbedd moo jaar rek yaa ngi gis nit ñi di jaay ay masque ak lu ni mel loolee tegtal la yu fajkat yi joxe bi docteur nag ne asthmatique yi dañoo war di daw lu ni mel ba noppi itam jël seeni garab bu nu bëggee mucc ci lu ni mel dañuy teewlu docteur Mamadou Dieng ay kàddoom ba tey ak Ibrahima Kane ak Thierno Laurent Mendy. wàllu poussière bi li ñuy conseillé mooy nañu wut ay cache-nez ay masques am na masques yu ñuy jaay c'est des masques à jeter ñu ngi koy jaay ci tali bi nga def ko pour bañ a respirer poussière bi parce que xam nga dëkk bi dafa tase tamit nawet bi jeex na donc suuf si daanaka dafa woowu nekk poussière su ci nit ñu bari jaaree poussière bi day jóg
donc loolu mënuñ ko arroser mënuñu li ñu mën mooy nit ñi chaque individu wut cache-nez wut masque pour bañ a respirer poussière bi. maintenant pour asthmatique yi li ñu leen di digal mooy ñu systématiquement wut cache-nez tey jël seen garab te ba pare bañ a maanaam dox ci artères yi nga xam ne day bëri poussière. fii am na artères yoo xam ne maanaam mbedd yoo xam ne dafay bari nit bari mbooloo te poussière bi day jóg bari suuf asthmatique na éviter loolu li gën mooy ñu bàyyi ba mu dal ñu soog a jaar ci zone yooyu mais daal poussière bi bari na fan yi gis nañ ko bu baax ci dëkk bi te am nañ yaakaar ne su ku nekk fàggoo benn masque di ko jëfandikoo dina tax ba du noyyi poussière boobu. ñu jeexale xibaar yi ak wérgu yaram ak itam polyclinique bu bees bu nu taxawal fii ci Touba Mbacké ñoom nag ñu ko bëgg def rek muy privé waaye bëgguñu ca dara la ñu bëgg rek mooy jàppale taalibe yi mu mel ni nag ibbi nañ ko aljuma ji ñu génn njiitu réew bu Sénégal moom moo fekk tijjite gi Mame Birame Diouf ànd ak Thierno Laurent Mendy doxantu ca bërëb ba di ñu ko wanale ñu teewlu ko. nekk fii ci Daaru Minaan polyclinique bi nag ñëw kon di gën a dooleel paj ma nga xam ni kat ñu ngi koy joxe fii ci Touba ak ci dëkk yu ko wër docteur Boubacar Diouf doon médecin résident bi ñëw kon di ñu wan ni yenn ci ay spécialités yoo xam ni am na ci polyclinique bi. donc lépp luy soins fii lañ koy defee muy pansement piqûre injection. muy dentaire am lépp luy feebaru bëñ moom moo koy saytu mammographie moo nekk nii. donc son importance c'est de dépister les cancers du sein maanaam jigéen ñi am tamit dañu am cancer du sein. li tax machine am importance mooy dañ ko numériser donc bu malade defee rajo léegi nii mën nañ ko envoyer benn professeur bu nekk Dakar wala bu nekk Amérique wala États-Unis mu xool ko xam exactement lan mooy feebar bi envoyer waaye résultat yi ñu mën a def traitement bi su lu gaaw. polyclinique Assaïda Diaratul Mariam ba mu dooree liggéey ak léegi nag dina mat juróom-ñaari weer. doon ab structure privée ñu liggéey ko ci lu toll ci juróomi téeméeri million ci suñu koppar directeur am di xamle nag ni lépp ngir yombal askan wi jot pàcc moo tax mu jug. privé la mais à but non lucratif donc privé boo xam ne dina ko woyofal bu baax donc présentement consultation bi 5000 lañ ko def donc boo xoolee contrairement à Dakar wala contrairement ak yeneen cliniques yi donc li ngeen gis ne consultation médicalisée boo xam ne 5000 la. donc loolu moom jàpp nañ ci bu baax a baax li tax loolu gën a mën a nekk donc muy présence fondation Serigne Bassirou nga xam ne daanaka actionnaire la majoritaire sax la ci kuréelu Dame SA bi nga xam ne Serigne bi ngir bañ koo fàtte dénk na ko ki ñu naan Cheikh Moustapha Mbacké. polyclinique bi nag yàggul dara dina mën a kon am ci lu soxal programme maladie universelle waaye it am ab unité de dialyse ak it ab générateur d'oxygène. doon loo xam ni kat njiitu réew Macky Sall bëgg na ko. ci polyclinique bi nag am na yeneen paj yu ñu fiy joxe extrait. allant de la neurochirurgie donc de la dermatologie donc pneumologie donc même psychiatrie rhumatologie ñoom ñëpp tàmbali nañ cardiologie. ça c'est l'échographie l'appareil échographie lépp loo xamante ni feebar la boo xamante ni scanner dana ko génne rek. appareil bi dana ko ça permet de nous les montrer scanner 16 barrettes nga xam te daanaka dans toute la région c'est le seul scanner. président Macky Sall wan lay nag ni dina leen jàppale bu baax a baax waaye di ñaax nit ñi ñu gën a jàpp ci liggéey yu ni mel. mu ngoog mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi fii ci Touba Mbacké buntu kër Serigne Ibrahima Mbacké ibnu Khadim Rasoul jaajëfal leen ci seen safo ak seen kóolute Chérif Dia noppi na ci xibaar yi ci français laata loolu ñu delloo antenne bi ca Ndakaaru ñu def seen édition bu nu noppee jox ñu fanaan jàmm.